mbokk yi ginnaaw bi leen nuyoo dalee nag jàmm ci seen jotaayu xibaar yi li si gën a fës bokk na si lu jëm ci wàllum politique rek liste coalition bi di Yewwi Askan Wi fii ci département bu Dakar nag boo mooy wu rek duñu mën a bokk ci jongante paluku député bi ñu baal di dëgmal ni ki fanweeri fan ak benn ci weerum juillet waral ba rek kii di maire bu Dakar di Barthélémy Dias wane ab naqaram di ngeen ko dégg ci biir xibaar yi lu mooy loole itam ci beneen wàll ga waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom nag indi nañu ab tontu rek jagleel ko kookee di Barthélémy Dias ndax nee nañu rek lu njig njag ñoom moomee moom mooy daal di njag di ngeen ci dégg ki nga xamante moo di Zahra Iyane Thiam ci biir jotaay bile leneen ci biir xibaar yi tey fukki fan ak ñaar ci weeru mai rek ñuy daal di màggal bëccëg bi ñu jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sapeur pompier yi waral rek di ab occasion boo xamante ne ñii di askan wi rek daal di nañ ko saisir ngir daal di leen delloo njukkal seen gis-gis ci biir xibaar yi le xibaar yi bitim réew yi ak tàggat yaram ngeen baal moo fas yéene buur bi lay jotaay léegi-léegi ñu yaatal. ginnaaw biñ leen nuyoo dala leen jàmm ci seen jotaayu xibaar yi le comme ni leen ko waxee dañ koy daal di doore rek ak lu jëm ci wàllum politique coalition Yewwi Askan Wi nag ñoom mosuñu déposé rek benn liste boo xamante ne wàccoowul ak lu jëm ci wàllum parité loolee di gis-gisu ki nga xamante ne moom moo di maire bu Dakar di Barthélémy Dias li leen nag ginnaaw bi nga xamante ne rek ñii di waa DGE di direction générale des élections waxee ne boo moywul dinañu daal di rek invalider liste bu coalition boobee fii ci département bu Dakar waral nag ba ki nga xamante ne moo di maire bu Dakar di Barthélémy Dias fosal ak naqaram jëm ci mbir moomee ñu teewlu ko. daal di jiital lii di ordre de mission bii yoon nag mu xam ne ni ordre de mission du jàll mu xam ne ni que effectivement parrainage bi dina jafe lool pour mën a invalider liste Yewwi Askan Wi ndax parrainage parce que luñ ko dóor fii ci élection locale yi lu ci des pour mu mat 100 000 voix wax dëgg yàlla bëritul te luñ ko dóor fii bi Dakar munul daw ba dappi ko kon nag lu mu def mooy nee na comme dafa sës nee na day jaay doole ak lan ak yebel wax ji mooy lan mooy coalition Yewwi Askan Wi dafa am benn mandataire bi mi ngi tudd Déthié Fall ci boppam nee na liste bu ñu fësal nee na moom déposé wul liste boobu nee na moom lu mu déposé ak lu waa direction générale des élections génnee bokkut ñoom nag ñoo jël suñu liste ñu falsifier suñu liste daal di dindi ay yenn tur yi def lu leen neex parce que amoon nañ luñ ci namoon wante loolu yëpp amul benn problème parce que ñoom bu ñu ko defee ba ñu gis ñaawteef ba ñu def dañu dem gestu lii di code électoral mooy loi bi nag lu mu wax ci article 179 ci gàttal nee na suñu déposé lépp ba lépp a jeex nee na 76 jours balaa jouru élection yi mooy daanaka dimanche dernier nee na à partir de 76 jours yooyu mooy dimanche dernier yoon may na direction générale des élections juróomi fan donc daanaka ci gàttal tey ñu ngi mercredi donc dese na leen encore yeneen ñaari fan pour ñoom ñu mën a bind suñu mandataire wax suñu mandataire que dafa am ci liste bi ay éléments wala ay nit yu mën a invalider liste bi donc ñu ngi sàkku ci yéen comme ñoom dañu daal di falsifier suñu liste lu ñu déposé woon nañu dellu siwaat ci loolu yéen ngeen bind seen liste seen lettre de désistement ñu remplacer leen. ba tey ci mbir moomee ginnaaw génnub Barthélémy Dias boobee nag beneen wàll ga itam di waa coalition Benno Bokk Yaakaar di coalition bi faree ci nguur gi ñoom itam daal di nañu rek indi ab tontu jëmle ko ci ki nga xamante ne moom moo di Barthélémy Dias ñoom ñooñee nag ci kaddu ki nga xamante ne moo di Zahra Iyane Thiam moom nag xam ne na ne lu njig njàg rek ñoom ñooñee di waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo daal di njàg ba noppi itam di artu ki nga xamante ne moom mooy maire bu Dakar di Barthélémy Dias Zahra Iyane Thiam. te mbir mi nag dafay bëgg ëpp ndax réew moo xam ne saa bu ñu ne élection ñi ngi koy dëgmal depuis daanaka 2017 ba léegi ñu ne dinañu xoqatal nit ñi danañ leen tiital ba képp koo xam ne sa bëgg-bëgg sa yëg-yëg am nga ko doo ko sañ a wax loolu fokk ñu taxaw ci bu ñu jàppee rek élection locale yi ñu mujj génn gis nañ ci ñaawteef yoo xam ne jàpp nañ ne lenn waralu ko lu dul xamadi ndax
bu ñu jëlee li maire de la ville de Dakar def muy le maire Barthélémy Dias kon ndeke la Yewwi Askan doon wax ne ñoom seeni maire bopp lañ danañ dem ba créer seen association maire bopp war dëggal na ko ndax bi mu jógee di dem bu jàppoon ne population Dakar la représenté du dem ba direction générale des élections poñe fa ñi nga xam ne ñooy takk der yi ndax ana ndeyu bind ñu laaj la juróom-ñaari nit góor jigéen walla jigéen góor nga tegle ko ba juróom-ñaar mat nga ñëw bind góor jigéen ba ci juróomeelu place bi nga ne foofu góor laa fay def juróom-benneelu place bi nga ne def naa fa góor juróom-ñaareelu place bi nga ne def naa fa góor taxañ say liste dem déposer toog ba ca ëllëgam sa ca minuit nga nekk di defar sa liste di laalaka laalaat daa di ne léegi président Macky Sall moo nekk di luxmbat la ca biir DG ba yebaate weesuwul loolu. ci mbir moomee ba tey rek ñenn ci askan wi nag daal di nañu àddu jëmale ci coow loolee nga xamante ne boo mooy rek li di liste lii di waa coalition Yewwi Askan Wi dinañ ko invalider fii ci biir Dakar nag jëm ci wàllum élection palub député bi ñu baal di dëgmal ni ki fanweeri fan ak benn ci weerum juillet atum 2022 bi rek ñoom askan wi li ñuy sàkku rek moo di ñaari wàll yi fexe waxtaan rek ba ñu daal di rek dalal li nga xamante ne moom moo di situation sociale réew mi ñu teewlu seeni kàddu ci biir reportage bu Ami Niass Amarta Sonko. non validation yenn liste opposition yi yu élection législative bu 31 juillet yu ñu détmal wax ji bëri na ci lool yenn citoyen ñoo ngi jàpp ni stratégie politique la pour xoxotal yenn adversaires yi. politique lañ nekk te politique naka jekk nag vraiment ku ci nekk day jéem a xool nooy fagagal sa morom rek waaye nag na nga ko def ci njub nag c'est pas parce que ñuy dem politique que damay génne sa dossier pour ne la doo dem yow voilà gis nañ fi problème Ousmane Sonko bi Khalifa Sall bu fekkee opposant bu ñëw rek ñu faagagal la jéem la yóbbu prison et puis éliminer la loolu mënul nekk. situation bi mën na indi ay jafe-jafe diggante opposition ak pouvoir bu ñu sukkandikoo ci ñenn ci ñoom. ça dépend ci ñu waxtaan rek opposition ak nguur gi mais du yomb parce que ku nekk day jëm a xëcc sa boor. mais man lu may ñaan mooy lan gis nga réew mi ñëpp a ko bokk tey gis nga bu jëmee kanam yéen ñëpp di nga si gis suñu bopp man mi di wax yow dama si gis sama bopp kon nañ ko teg dans les normes quoi au fait xam nga ñu bañ a yee fitna xam nga bañ a def yenn yi nga xamante ne après yeneen réew yi dañuy naan ak ñi maanaam ñu ñuy teg fi nga xam ne xam nga àgguñu fa quoi. ci noonu la Gabriel di lancer appel président bi ngir mu dalal situation réew mi rawatina ci jamono wàccaayu élection yi. président de la république na dalal nit ñi bàyyi nit ñi dem élection ñii gañe daal yore dëkk bi su Sénégal jëm kanam. liste Yewwi fii ci Dakar mbaa duñu ko génnee ci élection yi wala tontu bi dese naa leer waaye nu mu mënti demee askan wi ñoo ngi ñaan fekkee élection yi ci jàmm ak salaam. ñu daal di àddu jëmale ci leneen rek ci ginnaaw rek bi mu doon jënd ab terrain rek ki fi nekkoon ab député di Zator Mbaye moom nag dañ koo daal di rek sàcc lu tollook fanweer ak juróom benn million ci suñuy koppar loole nag ginnaaw bu mu doon jënd ab terrain rek ki démb nag yema woon ak fukki fan ak benn ci weeru mai lañ ko doon àtte fële ca tribunal flagrant délit bu ak correctionnel bu grande instance bu Dakar ki nga xamante ne nag moom lañ fa daal joxoñ daa baaramu tuuma di wuyoo rek ci turu Ibrahima Ndiaye moom moomee nag di ab responsable ca alliance des forces progrès fii ni ci biir Dakar liñ koy daal di toppee rek moo di escroquerie waaye itam jëfandikoo ay këyit yoo xamante ne jaarul yoon ngir daal di rek foqarti alalu jàmbur. wax ci leneen ak nguurub Sénégal nga xamante ne rek daal dina adopté ni ki démb rek àllarba bi ab projet de loi bu jëm ci wàllum soppi li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum finance fii ci biir réewum Sénégal nag waral ba ñu yéegal rek li nga xamante ne moom moo di budget bi ci juróomi junni milliards yu toftale juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci suñuy koppar ci bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom moo yore kàddu ko gouvernement bu Sénégal di Oumar Gueye yaatal yi ak Alla Thiam
budget bi ñu jagleel lépp luy koppar fii ci Sénégal nag projet de loi rectificatif ñu présenté ko fële ci ministère des finances et du budget ki ko fa teef taxawal nit di Abdoulaye Daouda Diallo mi ngi toll ci yokkute gu toll ci ñetti téeméer yu toftal juróom-ñaar ci ay milliards nekk tamit juróom-benn yu toftal juróom-ñeent ci téeméer boo jël ci valeur relative bu ñu xoolee ci projet de loi bi nga xamante ne def nañ ko ci fan yële bu ñu sukkandikoo ci orientation yi nga xam nag jëwriñ ji ñu dénk réew mi di président de la république souligné na ko ci ab communiqué. conseil des ministres ci projet bii di LFR bi nga xamante ne moom mooy wax lépp luy yokkuteeg budget bi jëm ci wàllum transfert ak population yi nga xamante ne dañoo am ay soxla ñu leen ko ciy fajal budget boobu nag lu jëm ci énergie tamit ñi ngi ñuy xamal ne produits alimentaires yi tamit bokk na ci ngir yokku lii di pouvoir d'achat bi bu ñu ci boolee tamit besoin yi nga xamante ne am nañ ko ci ay dépenses ngir tamit am ko taxawaay jëm ci engagement financier bi nga xam ne gouvernement bi amoon na ko sur place ci tolloole ak tamit fexe ba ku nekk di ci gis ci boppam ci ay secteur administration yi ci kàddu ko Omar Gueye recette yooyu nag maanaam bénéfice yi ñu ci am ci loi boobu bu ñu sukkandiku ci atum 2022 toll ci na ñetti junni yu toftal juróomi téeméer yu toftal juróom-ñaar ci ay milliards romb loolu nag li ñu amoon mu toll ci ñeenti junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay milliards bu ñu comparé projet boobu ci atum 2021 ak 2022 nag dañu nemmiku ak yokkute gu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ci ay milliards tollook juróom-ñeent ci téeméer boo jël mu toll ci ay dépenses yu toll ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent yu toftal juróom-ñeent ci ay milliards toll ci juróom-ñett ci téeméer boo jël. ñu daal di àddu jëmale ci leneen comme ni leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi ni ki tey alxames yemoo ko fukki fan ak ñaar ci weeru mu mai la ñuy daal di rek màggal bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel ñii di sapeur pompier fépp ci biir àdduna bi waral nag ba ñii di citoyen sénégalais yeeg daal di saisir occasion boobee ngir delloo leen njukkal ñu teewlu seeni gis-gis ci micro trottoir bi. sapeur pompier doon nañu ay ñi nga xamante ni ay jàmbaar nañu ñu nu wax nawloo nañu ñu nu wax a jàppale nañu man en tout cas dama leen naw parce que saa bu nu labee ci ndox ñoom ñooñu ciy génne yaakaaruñ ci keneen bu lakk amee itam ñoom nañu yaakaar des fois nga gis suñu ay naataango maçon yéeg ci ay travaux kawe loolu wala ci ay kiiwu courant tak fa vraiment bu dul sapeur yi dara du baax vraiment ay nit ñu jàmbaare na ñu nangoo liggéey na ñu taxaw suñu société na maa ngi fàttaliku am na benn année suñu benn garab dañ ko bëggoon gor mais li yàlla di def après ça a pris feu mu tàkk ci saase mais alhamdulilah jour boobu dul woon sapeur pompier su ma neexee mën naa ne suñu kër gi dina lakk ba jeex te ñun ñëpp amaana dinañ fa des. technologie dafa avancé bu baax a baax te ku ne technologie ni mu avancé donc ak matériel yi ñu utilisé donc dafa am lu ñuy wax ce qu'on appelle les risques kii quoi professionnel et les risques technologiques donc tey jii ñoom seen taxawaay dafa mucc ayib si li nga xam ne mooy pour xeex ou bien pour dimbali askan wi par rapport ak accident yooyu noonu. importance su sapeur pompier si dëkk bi bëri na parce que dañuy sauver ay vies maanaam tey accident su amoon si tali bi dañ leen di woo ñu ñëw sauver nit ki. lakk-lakk aussi su amoon ci dëkk bi maanaam fenn ci dëkk bi dañ leen di woo aussi foofu noonu ñu ñëw sauver ay vies te aussi foo mënti dem comme dañuy accompagner nit ñi ci ay événements maanaam ay marche su amee comme par exemple safaan su amee foofu noonu lépp loo xam ne mën na fa xew ci loo xamante ne day gàllankoor bakkanu doomu aadama bi ñoom dañ koy sàmm. xibaar yi bitim réew yi ñu doore ko fële ca réewum Burkina li nga xamante ne moom moo di opération de sauvetage yi nag ñoom ñoo ngi fay daal di wéy rek ca diggu réew ma ginnaaw rek ay inondation maanaam di mbënn boo xamante ne daal di woon na fa dikk niki fukki fan ak juróom-benn ci weerum avril bali ñu daal di weesu ba jamono ji nekk am na juróom-ñetti doomi aadama yoo xamante ne juróom-benn yi ay burkinabé lañu benn Tanzanie ak benn Zimbabwe ñoom ba léegi rek kenn tegul leen bët. ki nga xamante ne nag moom moo di ministre bi yore wàllum liggéey bi nag moom demoon na ci bërëb yooyee ni ki ndoorteelu ay bés bi ñu nekk rek ngir daal di nemmee ko ana fan la li nga xamante ne moom moo di liggéey yooyee daal di toll.
ñu dem fële ca réew mu Togo nag benn congo jihadiste bu njëkk boo xamante ne ñu ngi ko fay daal di nemmeeku rek waral na ba ay doomi aadama yu bëri daal di fa ñàkk seen bakkan wante itam ay mbirum matériel yu bëri yoo xamante ne daal di na si yàqu mu doon nag mbir moo xamante ne ñoo ngi ko fay nemmeeku ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci tund woowee ay jamono ngi nii ci bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Jeune Afrique congo boobee mu ngi am rek ci guddi ba àllarba jàpp guddi ko talaata jàpp àllarba ci ñetti waxtu ci guddi bi mu jotee nag ci ab poste militaire boo xamante ne mu ngi nekk ci benn bërëb bu jege lool frontière réew mu Togo ak bu Burkina Faso mu doon nag bile yoon bu njëkk rek ñu nemmeeku ay militaires yoo xamante ne ñàkk nañ fa seen bakkan ci ab congu militaire. jeexalee xibaar yi bitim réew yi fële ca réew mu France ki nga xamante ne moom moo di Marine Le Pen nag li mu daal di bëgg rek moo di jëlaat place ki nga xamante ne moom moo jiite ku jëga foofee ca réew mu France nag ci kanamu ki nga xamante ne moo di Jean-Luc Mélenchon ginnaaw ay vacances yu gàtt yoo xamante ne moom ex candidate bi nga xamante ne moom moo jiite woon Rassemblement national bi daal di woon na ko jël ginnaaw jongante njiitu réew ba fa amoon moom ki nga xamante ne moom moo di Marine Le Pen nag li mu bëgg rek moo di opposant bu njëkk rek bi nga xamante ne dina daal di janoo ak njiitum réew ma di Emmanuel Macron mu doon nag ab xëccoo boo xamante ne ñu ngi koy daal di rek xaarandi ci diggante Marine Le Pen ak Jean-Luc Mélenchon. ci bu mujj ci jotaayu xibaar yi lee di xibaar yi tàggat yaram yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa FIFA nag ñoom daal di nañu daan rek réewum Sénégal benn amende bu toll ci téeméer ak fukk ak ñaari millions ci suñuy koppar ak benn match boo xamante ne fii nii lañ koy daal di joué ci biir réewum Sénégal wante supporters ya duñu daal di teew ca stade ba di leen nag ginnaaw rek ay yenn yoo xamante ne nemmeeku woon nañ ko ci match bi doxoon diggante réewum Sénégal ak Égypte te mu amoon fële ci stade Maître Abdoulaye Wade ki ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mars bale ñu daal di génn nag jëmoon ci wàllum retour barrage mondial Qatar 2022 ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa fédération sénégalaise de football nag ci seen njiit ak jaare ko ci seen njiit maître Augustin Senghor ñoom nag donte sax naqarlu nañu li nga xamante ne moom moo di daan yooyu wante nee nañu duñ ki daal di rek def benn appel ngir ñu daal di ko dindi ñu fàttali nag décision boobee ñu ngi ko daal di jël rek ni ki bërki démb ci ab réunion boo xamante ne ñi di waa comité exécutif bi ñoom ñoo ko daal di defoon. mbokk yi kon ponk boobee rek moom mooy daal di buura bile jotaayu xibaar jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi jox leen dig daje ëllëg incha allah bu soobee borom.